ñetti fan ci gàmmu atum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm ci xibaar yi marax gi li ciy gën a fës doxab ñaxtu à la traité yi nga xamante ni bii doon nañu génn wàcc ci mbedd mi di ñaxtu yorinu kër gi nga xam ne si la ñu aju si wàllum payoor ak taxawaay di IPRES nee nañu li nga xam ne ñoo lañu yoree kër ga métti na leen loolu waral nag ñu génn ci naaju tàng wi doonte ay mag lañu ngir sàkku ak doxalin wu gën a ñoŋ ñu daal di wutali si commune bu yenn ak waajtaay ubbitee l'école dafa ñi nga xamante ni bii ñoo di ñi yor wàllum ISEN ba di brigade d'hygiène di attaque des seet yi ñoom daal nañu amal fa ay pompe ak yu ni mel ngir lépp loo xamante ni bii moo di jafe-jafe ngir ubbite gi lépp daal di fanqu laataa ñuy yegg si bis boobee nga xam ne jàpp nañ ko fukki fan ak ñeent si weeru yi nga xam ne moom la ñu nekk di octobre tey jii di gaaw dinañu daal def gëstu si li nga xam ne moom yëglekaay bi nga xam ne moo di laas daal di xëyoon fësal ci ayu bés bi bokk si kër yi nga xam ne tànnal nañ leen ko si xalima ki nga xam ne moo di Mamadou Mbacké Ndiaye dellusiwaat nañu si faataate gu bëri nga xam ne am na si réewum Sénégal ñuy samp laaj ndax duñu dellusiwaat delloo siwaat ku faat ñu faat la gës bi dañ ci ànd ak Alaaji Malick Cissé ci njeexinu xibaar yi mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fës si bureau jotaay nees ki sek faram fàcc fii ak simili néew xibaar yi tàggat yaram ñu doore ko ak li nga xam ne moo di jongante di dox diggante Sénégal di gaynde yi Sénégal yi ak réewum Namibie di ab jongante boo xam ne dina daal di am bu 19h jotee kon ay simili néew dox suñu diggante ak moom ay li nga xamante ne bii moo si am daal nañuy fësal li nga xam ne moo di li sëpp fukki gayndeek benn yi nga xam ne ñoo jongante si boobu la jongante Edouard Mendy moo nekk sa Kangia waaye ñoo xam ne ki nga xam ne moo di Bouna Sarr day tàmbale jongante bi ak gaynde yi ki nga xam ne moo di Kalidou Koulibaly Abdou Diallo ak ki nga xam ne moo di Salif Cissé ñoo koy gunge si défense bi si militaire bi dinañu am ki nga xam ne moo di Cheikhou Kouyaté ak Idrissa Gana Gueye Krépin Diatta ak ki nga xam ne moo di Sadio Mané ak ki nga xamante ni bii te moo di Ismaïla Sarr ñoom ñooy nekk si attaque ba ak ki nga xamante ni bii moo di Famara Diédhiou di fukk gaynde ak benn yi nga xam ne ñoom ñooy door li nga xam ne moo di jongante bi ki nga xam ne moo di tàggat di Aliou Cissé tànn ngir mën a am ndam si waa Namibie bi jëm si waajtaay coupe du monde Qatar 2022 di jongante bu njëkk bi nga xam ne amal nañ ko tey di match aller bi 19h di ngeen ko mën dund en direct si rajo ak Pape Malick Diaw ñu wéyandi si xibaar yi ak li nga xam ne junjoon nañ ko si bopp bi ak doxub ñaxtu ñi nga xam ne ñoo di retraité yi ñaxtu bu baax nag ngir naqalu yorinu kër gi nga xam ne si la ñu aju si wàllum yorin ak seen nekk di IPRES lu ñu gis moo di nii nga xam ne la ko kilifa ga ko jiite yooyu baaxul di Racine Sy li ñuy sàkku sax ñoom mooy ñu tekki ndomba tànkam si bopp boobule kër lu ko dalee place de la nation Obélisque ba RTS dox nañu si naaju tàng doonte ay mag lañu Abdourahmane Li même ak at yu am si naaj wu tàng jër la ñu dox di ñaxtu ñaawlu nga xamante ni noonu la IPRES di doxee ñu jàpp ni jar la mer ñàkk tey xépp góor ak jigéen dox ci yuuxu leen métti ci kër googu mu ngi ñaan njëkk si ñu soppi texte yi xamante ni moo tënk kër googu di IPRES. biñ koy bind booba président Macky Sall judduwul man biñ koy bind booba dugguma école mu juddu après les indépendances waroon na mën a xool ci nekk IPRES changé leen lii parce que bi mu defee par décret fal Mamadou Lamine Dieng par décret ita ñoo bañ parce que les textes ñoo ko permettre donc loolu c'est important ñu wax ko on veut que ça change. Ndiambour li Traoré moom it teew na si doxu ñaxtu bi ñii ko nga xamante daa ñëw teewal te it taxawu ay xaritam yoo nga xamante ni seen borom kër dañoo génn àdduna ñii yoo nga xamante ni weer bu deewuñu ñu jot ni ci pension tuuti na loolu. ndax am na fa ay veuve yoo xam ne bu ma tasee ñoom ñii ne ma ay 10 000 la ñu am par mois ñii ay 11 000 loolu daal dafa jaaduwul même ñun les pensionnaires de l'IPRES li ñu am par mois c'est dérisoire looloo tax nag ma ñëw participer ci marche bi. retraité ci Sonatel tamit teew nañu fii ñoom ñaaw li mooy doxalinu IPRES boppam. aujourd'hui réserve yi nga xam ni travailleurs yi indi nañ ko IPRES mais c'est des centaines de milliards. au lieu que ñu jox ko retraité yi dañu naan ci ko séddoo boo xam ni aujourd'hui rapport yi nga xam ni les corps de contrôle de l'État def nañ ko depuis 2011 2012 wane ne que quand même y a une mauvaise gestion. bu weesoo pension yi ñuy sàkku jox leen ko jiital kuréel yi ëmb ñi à la traité ñi seen jëkkër génn àdduna ak ñi ñàkk seen wajur lu ñuy sàkkuwaat ci kilifa yi mooy
ngir ñu taxawu ñi nga xamante ni dañoo alaatale seen wàllum wér-gu-yaram. loolu aussi nañ ko jël parce que mag bu feebaree dañ ko war a faj IPRES bu koy génnee 4 milliards par année ci ay rien que garab donc dans ce sens là l'audit foncier financier et social soxla nañ ko. ñi nga xamante ni dañoo ala traité li ñu bëgg mooy ñu jëlee fi PCA bi mbaa mu démissionné muy ko ñu jàpp ni lépp lu leen dal ni ki metti jamono ji moo leen ko teg bu weesoo loolu ñu ngi woo kilifa yi si ñu audité kër gi di institution de prévoyance retraite du Sénégal du ko xam ci IPRES. ginnaaw dafa ñaxtu boobu ñu wax lu jëm si wàllum njàng mi rawatina si daara ji kaw ji université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ay doxalin ngir yokk kaaraange ga ak nekkin mu gën a ñoŋ ñi nga xam ne ñoo di ndongo ya fay nekk bala fay gën a amab nekk dinañu daal di defal ay kayit yoo xam ne dañ koy dëppale ak jamono daal di koy numériser waaye ñi nga xam ne ñoo fay liggéey ak ña fay dugg it dinañ leen jox ay kayit yoo xam ne c'est la ñuy jaare ba mën a yegg ci boobule bërëb nga xam ne bërëbu jàngukaay bu kawe la loolee di loo xamante ni bii fasal nañu ko si doon Mbour ñu dem ba Mbour fekk fa mu tëgaakat. li woon ni na bu ñu sukkandiku ci kilifay université bu Dakar étudiant bi war a am néeg rek moo koy am rax ci dolli ñu seen liggéey rafet ñoom la ñuy jiital. xam nga ko du daaw li fay xewoon ci wàllu yëngatu ak ci wàllu violence ñun ñëpp seede nañ ne ñun ñëpp dañ ci waroon jóg muy étudiants yi muy professeurs yi muy ñun ñi donc moo tax ren ñu bëgg indi ay soppali yu bees ci wàllu saytu sécurité bi waaye saytu dëkkin bi. saytu ba ci njëkk ci wàllu dëkkin bi mooy fexe ba lal yi nga xam ne dañ koy jagleel xale yi di leen ci héberger ñu sellal joxin bi ba nga xam ne ku war a am lal yaay am lal ku warta dëkk université bi tamit waroo faa dëkk ñu xam ne nag université nag étudiant yaa ko moom ñoo fa war a dëkk. xamal nañu ne dinañu ay dogal yu yees ci wàllu kaaraange étudiants yi ci biir université bi. bi ca topp mooy dugg ak génn université dañ ko war a réglementé ndax tey jii daaw boo taxawoon ci but université suba liy dugg ci nit foofu yow da ngay dem ba da ngay jaaxle da nga naan ñii kat xaw ma fu ñu jëm ndax rek nga li ngay leer ne ay nit ñu bëri ñoo xam ne ñii laaluñ ci étudiant ñoo ngi dugg ci université ak ak génn kenn du leen contrôlé loolu nag ñu bëgg ci indi ay soppali ren fexe ba képp koy dugg ci université bu dee étudiant nga sa carte étudiant daañu ci def ci xam-xam ñu xarala yi lu tax ñu mën laa identifier ni étudiant régulièrement inscrit nga waaye bu fekkee ne doo étudiant nag ñu jox la carte visiteur. fexe ba jàmm ak karange am ca université mooy teg étudiants yi ci condition yu baax ngir ñu mën a jàng ni mu waree te loolu dafay yëkkati université Dakar bi nga xamante ne ni wàññeeku na bu baax a baax ci wàllu dayoo bi mu amoon. Dagaakaan ñu des si wàllum njàng mi waaye si daara yu ndaw yi ci diggu doom yi nga xam ne fukki fan ak ñeent si weer wi ñu nekk la ñuy ubbi waral nag ak set setal ak kii waxtaan ñu koy amal si yenn bërëbu jàngukaay yooyu di daara yi sa commune bu yenn si diwaanu Tëngéej daal dañuy amal nag li nga xam ne moo di pompe ak faat doom yi jàngoro foofee si taxawaay su brigade d'hygiène ba nga xam ne moo fa nekk waaye nag li ub seen bopp moo di yenn daara yi nga xam ne amuñu ndox te amuñu bërëbu suturlukaay ñu teewlu si ki nga xam ne moo di Babacar Seck. ngir nañ ndongo yi ak jàngkat yi ñu daal ci l'école bu ànd ak kaarange ak cet sous brigade service d'hygiène bu Tëngéej tàmbali na di pompe daara yi commune bu Yène bi njëkk a dalal waa service d'hygiène ña ko jiite mbégte lañ ci am. di wax ne li ñu wax ci commune Yène nag moo di lii du des daaw defoon nañ ci jamono bi ñu ñëw defaat ko avant école yi liñ ci mën a wax moo di personnel administratif bi ngay ubbi ci Sénégal yëpp altine bu soobee yàlla alxames ba sa topp muy le 14 si la élèves yi di ubbi pour gagner les classes marque ouverture bi comme ci Sénégal yëpp mais liñ ci am dañu daw lu ci boo xam ne bii ci période mbas la ñu nekk aussi donc service d'hygiène ak état bi bu ko accompagné ñëw def saupoudrage ci école yëpp dafay nekk loo xam ne li mesure d'hygiène yi ñu jëloon tamit dafay baax pour que élèves yi avant ñuy ñëw ñu mën ko fekk ci école yi nga xam ne mooy abrité le personnel enseignant ak les élèves. ñaax mu bëri ñi ak nag wax ci yenn ci ay école ci département bi du yombal liggéeyu service d'hygiène. am na yoo xam ne am nañu ndox am na yoo xam ne amuñu ndox li may wax nag am na école yoo xam ne amuñu ndox am na ñoo xam ne amuñu toilette am na ñoo xam ne toilette dafay yàqu yow mënoo wax xeex mbas mi ba pare te amoo ndox soo waxee mesure barrière la may mesure barrière mooy nga aaru ci feebar mbas bi te ci mesure barrière yooyu wax nga le lavage des mains mënoo wax nit ci lavage des mains te raxasuloo te ba nga raxasul nga am ndox. donc maa ngi wax maire yi maa ngi wax APE yi ñu def lépp pour régler problème ndox ci école yi. lu ëpp ci école yi nekk ci département bi service d'hygiène dina fa dem
balaa fukki fan ak benn ci weeru octobre ngir pompi ko loolu ñu koy def ngir ndongo yi mën a door njàng mi ci l'école yu set te wóor. Babacar Seck di ko jaajëfal ñu jigéen foofee Tëngéej ci wutali diwaanu Saloum ak foire bi nga xam ne moom la ñuy amal sa Kaolack dina daal di amaat ren ginnaaw atum toogaanu bi nga xam ne mbas mi ko waral juróom-benn édition bi nag dinañ ko daal di tuddee ki nga xam te ne bii moo di Cheikh al Islam Baye Niass dina mën a dalal lu toll si junni ñoo xam ne dinañu teew si moom leen mbër ñaar fukki fan ak juróom-ñett si weeru octobre bii lay ubbi ba fukki fan ak ñett si weeru novembre bi nga xam ne moom la ñu dëgmal ñu dem ba Kaolack fekk fa Adama Sarr ak Assou Mbaye. gannaaw ba ñu toogee ay at yu bëri amaluñ ko foire internationale bu Kaolack nag ren jii dina am ci diwaan bu Kaolack ñi koy amal nag di ci xaar junney participants. participants bon bii danañ passe 1000 ñun daal prévoir nañ la 1000 stand yoo xam ne nii dana yokku na incha allah ouverture yi gën nañ ko yaatal pour mu gën a am ay plusieurs accès parce que booy def lu mel ni da ngay xalaat en cas de évacuation tout ça mais lépp dañ koy liggéey ak service sécurité ak service d'hygiène bi. léegi pays yi nag vraiment 30 pays ñoo daan ñëw on attend plus mais comme ni ñuy xamee rek ni ñu ko xamee mesures sanitaires yi ak déplacement yi dafa jafe waaye incha allah dañu ko remplace ak ay expositions nationaux et je pense que tamit dana yokk. Maolana Cheikh Ibrahima Niass moom nag moom moo di ki ñu duppee ren ji lii di foire bi mel nag bu sukkandikoo ci kii di Serigne Mboup Dey moo di dañuy wone rek bëgg yi nga xamee ne Baye Niass bëggoon na ko dëkk bii di Kaolack. ci tamit exposition boo xam ne Cheikhul Islam danañ ko ci yokk pour exposition boo xam ne dañuy wane côté zahiram côté dundam ak nit ñi côté économie côté nationalisme bi. ki nga xamee ne nag moo di gouverneur bu région bu Kaolack moom du bëgg nag moo di ñu amal ab foire boo xamee ne du am benn mbasum Covid 19. te pour lancer koom-koomu région bi foire bi dara njëkku ko ci moo tax ñu ne dinañ ko accepter pour accompagner leen ñu organiser ko mais ci kaw nag ñu xam ne feebar bi mu ngi fi booy dugg si ak ci biir stand yi yëpp ñu def fa dispositif bu nga xam ne ku ñëw di participer depuis visiteur beeg exposant beeg ñeneen ku fa nekk rek sa masque da nga ko takk da nga mën a jël say gel jël say matuwaay bu loolu weesoo nag aussi ñu ne gannaaw occasion la aussi ba ñu ci campagne vaccination man danaa waxtaan tout à l'heure ak médecin chef de région ñu xool nan lañ fa mën a defee benn stand bu nga xam ne dinañ di mën a vacciner ñi. ren ji nag thème bi nga xamee ne moom lañ tànn moom moo di investissement privé national la solution durable pour l'emploi des jeunes. Alima Sane wax lu jëm si wàllum ñi nag sewolo si di makkaanum jëriñ ñi nga xam ne moo ko daal di amee daan nañu amal nag ab loolu tey jii daal si dellusiwaat si li nga xam ne moo di taxawaay bi nga xam ne war nañ ko am ngir Sénégal ak ubbeeku ngir gën a yaatu si wàllu wi loole sax di ndaje loo xam ne ni ki démb la amoon waaye nag dellusiwaat ci ay document yoo xam ne war nañ koo tënk ngir réewum Sénégal mën a gën a mën a ubbeeku si wàllu wi si àdduna bi rawatina si dendu Afrique Ibrahima Guèye moom mooy secrétaire général makkaanum jëriñ ngir wàllu mi ak sewolo si bi nga xam ne Omar Sarr moo ko jiite ñu teewlee kàddoom si micro Babacar Seck. te jàpp nañu ne lii ñii di yëngu ci mbiinu di def lu bëree bëri ak bu bëree bëri bi ci génn ñu ci ëpp luñ ciy jël ay société la des fois yoo xam ne bitim réew la ñu jóge moo tax ñu jàpp ne mbir mi bu naree dox indi njëriñ pour askan bi pour réew bi jàpp nañ ne doomu Sénégal yi war nañu am yëngu-yëngu yu gën a takku ci lépp loo xam ne day jëm ci mbirum lu ñuy jëmale ko ci activité bi mën na doon lu ñuy lekk la mën na doon loo xam ne moom mooy dem beeg ñëw bi mën na doon loo xam ne ay matériel la yi ay outillage la lii yeneen lépp loo xam ne daal ñii di yëngatu ci mbir bi dinañ ko soxla te dinañ ko dépenser ci at bi bëgg nañu doomu Sénégalais yi jéem a gën a takku état bi jàppale leen accompagner leen ci ay programme de renforcement de capacité ba nga xam ne dinañ am xarañ boo xam ne dana tax ne ñoom bés bu compagnie minière bi ne dafa bëgg a jënd lii ñoom ñu mën a defal ko benn offre boo xam ne dina remplir les trucs de qualité ak mën a livrer dans les délais donc loolu moom mooy contenu local bi mbirum xëy bi tamit daf ci bokk jàpp nañ ne tamit dañu gën a dooleel suñu xale yi pour que ñu gën a xarañ ci xam-xam bi nga xam ne soxla nañu ko pour activité minière bi ba nga xam ne fii ñu doon jëlee ji ay expatriés ñu ñuy defal yenn liggéey yoo xam ne am sénégalais yi mënuñu ko woon ñu jàpp ne man léegi am war naa am sénégalais yoo xam ne dinañ leen tàggat ba nga xam ne dinañ am xarañ boo xam ne dinañ mën a def liggéey boobu.
tey juróom-ñeenti fan ci weeru octobre la ñu jagleel wàllum poste si àdduna warngal këpp force woo ko jëwriñ ji nga xam ne moo jiite poste di directeur général bu Abdoulaye Bibi Baldé fii si réewum Sénégal del siwaat si taxawaay poste gën gee dëppale ko jamono moo jubluwaay bi nga xam ne am nañ ko waaye nag moo ngay gën a sàkku jàppalep ñi nga xam ne ñoo di gouvernement gi ngir ab taxawaay bu gën a ñoŋ ak liggéey bu gën a mucc ayib ay kàddoom ñu teewlu ko moom Abdoulaye Bibi Baldé si micro Seydina Mbaye. Postiers yi ñu ngi wax aussi gën a ñaax état bi mu jàppale poste parce que poste bi muy rôle am dafa am solo si doxalin suñu économie si fonctionnement suñu société mais surtout créer communication boobu entre nit ñi daanaka suñu réseau bi tax na ba soo amee li nga wax Dakar tey wala li nga yónnee Dakar tey suba jour plus un waa Matam ko wala waa Kédougou donc loolu poste moo ko war a def te mu ngi koy def loolu am na solo. tey dañu am lancé nañu produit yu bees bu mel ni jot naa si express produit bu am solo la ensuite aussi ñu ngi lancé si wàllu commerce électronique benn foire en ligne Post Market 3.0 pour en tout cas gën a ratal jënd bi ak jaay mi et dañu gën a rataxal aussi relation communication ak acteurs yi loolu dafa am solo parce que léegi comme pandémie dafa démontré que mën nga nekk sa kër soo amee ki nga wóolu mën nga ko yónni mu jënd wala mu livrer la loolu moo tax ñu créer en tout cas foire boobu Post Market 3.0 ay entreprise 100% Sénégal Poste moo ko moom loolu dafa am solo. gëstu bés bi ñu jagleel ko ay raxaskat yi woto du ñàkk teewlu ngeen ay nataal yu war leen liggéey ak mbaali jokko yi ñuy jëfandikoo ndox muy tukkee si canal yeeg li nga xam ne di ndox mu bon ngir di ko raxasee woto loole nag waral gëstu bi nga xamante ni bi def nañ ko si ñoom la ma waral mbir mu ni mel layee nañu ko am ñàkkum ndox ndax ñi nga xam ñoo leen jox seen i woto seen xel dal na gëstu bi ñaan seeg Khadija Ndat Diouf ak ki nga xam ni moo di Moussa Fall. ñoo ngi ci allée Centenaire coow leeg waxtaan bi bëri fi ay ndaw yi raxas oto ñu fekk leen seen digg liggéey kenn ci ñoom di woyoo ci turu Moussa Diouf dañu xamal ni am na ay nattaangoom yu jëfandikoo ndox yu baaxul di raxas seeni oto client. ndox yu salte bu fekkee dañ koy raxase dañu amul ndox bu fekkee am nañ ndox carrément bu jeexee comme fi ñuy liggéey duñ ko raxase benn robinet moo am fii ci teel xoolal ci digg yëpp moom bu ñu ràññee ci robinet bi mën na xëy di tijji suba ba ngoon jot te du rootal nit ñi. moonte kóolute am na diggante borom oto yi ak ñu leen di raxasal Cheikh Tidiane Gueye di nga xam ni si xel ma daal lay joxe otoom. man fii dama fi am gosse boo xam ne nii habituellement moom ça fait plus d'1 an wax naa ko aussi avant ma yore oto yi sax moom mooy mos a raxasal mais aussi wax naa ko li mu bëggoon waxoon naa ko aussi yaakaar naa aussi mi ngi jël précaution yi man nag lu ma mënta sama bët mënu ma ko weddi mënu ma ko confirmer. mais j'ai entière confiance ci ki may raxasal te xam naa ne it li ma ko wax yaakaar naa mi ngi koy sàmm. bi vidéo yi génnee ci réseaux sociaux yi ba léegi wane ay raxaskatu oto yu jëfandikoo ndox yu bon Issa moomu xelam dalatul moo ngi ñaawlu mbir mi. ñoom bu ñuy ut ndox ñun du ñu gis ndox mi man fi may raxasee am na espèce su xaw ma teen la ñuy tibbee ndox ma mais xamoo ba ndox la bon yooyu yëpp ñun duñ ko vérifier dañuy ñëw toog rek ñu raxasal ñu dem. bon bi ñu gis vidéo boobu man gis naa ko depuis lors nag ci laa commencé di xool bu ñu raxasal daal lañ may raxasal quoi parce que léegi dégg nga ma koy wax yow fii raxasoo ko laaloo fii maa ngi xool ndox mi. xew-xew yi andi jàkkare ci borom oto yi te nar a wàññi kóolute gi doxoon seen diggante ak raxaskat ñoom ci seen bopp di xam la ni ñàkk pexe moo waral ñuy jëfandikoo ndox bu Khadija Diouf ñu wutali diwaanu Podor wax lu jëm si wàllum tàggat yaram ak bërëb boo xam ne daloon nañ ko fa def stade ñi nga xam ne ñoo di ndaw ña bëgg sa waa Pima leen ko daal di joxe ni jàpp ndal juróom benn fukk ak ñetti millions yoo xam ne dugal nañ ko si daaloon nañ ko si mbégte waaye tudde nañ ko ki nga xam ne it moo di Binto Ardo Sow ñu dem ba diwaanu Podor fekk fa Mamadou Alcine. commune bu Ndiayène Pendaaw nekk ci département Podor am na stade multifonctionnel bu yees kuréel gi di PUMA di programme d'urgence de modernisation des axes frontaliers taxawal ko jumtukaay bi nag da mën a dimbali ndaw yi bu baax a baax ngir ñu mën a tàggatu. président de la République wax ne lépp loo xam ne manqué na ci zone frontalière yi nga xam ne Ndakaaru ak centre pays ñoom war nañ ko gox-goxaan yi nekk ci frontière yi amuñu ko PUMA war na ko def pour permettre aussi aux jeunes de s'épanouir donc loolu bokk na ci suñu liggéey
def nañ ko aussi fii aujourd'hui à Ndiayène Pendaaw ñu tuddee ko aussi une grande battante une grande militante une grande femme de développement finalement dafay nekk loo xam ne dana permettre xale yi ñu gën a surpassé wu. stade bi nga xamante ni jox nañ ko turu Binta Ardo Sow di doom dëkk bi génn àddina mi ngi jar ci lu tolloog juróom-benn fukk million. autorité administrative yi teewoon ca inauguration bi woo nañu ndaw yi ngir nag ñu sàmm ko bu baax. li ñu mën a def rek mooy di leen ñaan ñu sàmm ko entretenir ko xam ne ñoo leen ko fi defal activités yi ñu fiy def tamit muy activité sportive mu nekk ay activités yoo xamante ne bii day suuxat jàmm man da koy lawal ñu bañ nekk un lieu boo xamante ne bii peut-être dina am coow dina am xi ko ŋaayoo fii bureau bu sport la te sport koo xam ne war a xam ne pour jàmm moo ko tax a jóg yaakaar naa ne pour rafetal diggante yi la pour rataxal diggante yi la donc ñu leen di ñaan daal si activité sportive yi ñu jiital jàmm. coordonnateur tournoi di dalal xel askan bi ci bëgg-bëgg jiite réew mi ngir def ay infrastructure ci fépp fu nga xamante ni zone frontalière la ci Sénégal. Mamadou Alice Niang di ko jaajëfal ñàkk kaaraange gi ci réewum Sénégal day wéy di yokku ñi wéy di buum doomi aadama yi it ñëpp di ko gis ab taxaw seetlu am ci gëstu bu yaatu boo xam ne yëglekaay bi di L'As Quotidien def na ko ci ay bés bi ci xalima ki nga xam ne bi moo di Mamadou Mbacké Ndiaye ñu samp laaj ndax jarul ñu delloo siwaat li nga xam ne ganal gi ku faat ñu faat la wala ñu tànn ko ni kayitu ayu bés bi waxtaan wu yaatu sax dox digganteem ak moom Alaaji Malick Cissé ak Bara Sow. ay rey yu ñaaw yu doy waar ñu koy nemmeeku mu takanaase ci réew mi yéenekaay bii di L'As def ci taxaw seetlu est-ce que jotul ñu indi peine de mort ci réew mi. man prétexte bi ma poussé mooy rey yu bëri yi Sénégal léegi dafa bëri rey ba pare dafa mel ni arsenal juridique bi code pénal bi dissuadeetul kenn comme ni ma ko waxee sànq étudiante congolaise bi ñu rey au mois de mai foog naa. ki ko rey 3 jours la jëm prison ñëw defaat agression boobu moo xam ne mortel mu rey étudiante boo xam ne dafa ñëwoon Sénégal parce que jàpp na ne dëkk jàmm la mu ñëw Sénégal di dox dem révision ñëw ñu rey ko kooku noonu nga xam ne moo ko rey génn 3 jours prison est-ce que duggam prison wàññi na dara ci comportement je ne le pense pas donc moo tax dañoo war a ubbi débat bi xool ndax à défaut de la peine de mort ndax dañoo war a rehausser sanction yi pour mu gën a dissuasif parce que gars yi ragalatuñu parce que même ñun ñi dëkk banlieue gis nañ ko même force de l'ordre yi seetlu nañ sax dernières années yi nii gars yi rey sax ay force de l'ordre ay gendarme wala ay comment dire inspecteur de douane wala policier donc gars yi da leen di gis ñuy défier policiers yi donc si kaw loolu noonu yëpp est-ce que jotul ñu def benn débat national boo xam ne état bi day ubbi kanamam. yile faat jaaxal ñu bëri moo tax seen xol def ci jeex tàkk bi ci mujj di bàyyi ngal gu njaay. sénégalais yu bëri ñu question yi ñu posé yëpp journalistes yi laaj ko sénégalais am na ci ñoo xam ne même ba ci certaines universitaires ñoo xam ne favorable nañ pour restauration de la peine de mort léegi man waxuma ndax nañ ko restaurer wala ñu bañ ko restaurer man li mu bëgg mooy ñu poser débat bi te li ñu seetlu mooy état bi bëgg ci wax. parce que bu heurté benn société civile bi nga xam ne mooy ossature intellectuelle quelque part de la pensée libérale wala ay convention yoo xam ne ñoo fi nekk te alors que dans d'autres pays nit ñi ñoo ci waxtaan comme ni ma la ko waxee France depuis 81 nañ ko abolir te pourtant daaw Ipsos nga xam ne leader mondial la sondage mi dafa crédible bi mu defee sondage dañoo gis ne 55% français yi dañoo bëgg peine de mort ñëw gars yi débat ñu woo acteurs politiques yi mais Sénégal fii xaw ma ndax proposition wala décision évolué na ou pas mais kenn laa dégg si politicien d'envergure yi ñu waxtaan si mu wax si muy Ousmane Sonko mooy bi ñu rey Sëñ Fallou Thiès daawaati jéeg xaw ma ndax évolué na xaw ma woon ndax ku émotion moo tax mu wax wala c'est un principe chez lui mais en tout cas moom émettre na si mais sinon acteurs politiques yi duñ si wax ba pare état bi tamit da ko fermer. suñu arsenal juridique bi est-ce que waruñ ko càmbar bu baax a baax gën a dëgëral daan gi loolu la sama naataangoo bi nekk ci yéenekaay bi di L'As gisee mu jàpp ni foog ñu xoolaat ko. li statistique yi wane wala li réalité bi wane mooy nit ñi ragalatuñu sanction yi parce que sanction yi moo ngi fi
te terewul ñi ñaa ngi rey de manière très laxiste ak banale chaque jour wala chaque semaine ñu dégg ne nit ñi ñoo ngi rey donc arsenal juridique bi man foog naa ne dañ ko war a rehausser ba pare ñu ubbi débat si peine de mort ñu xool ndax pertinence am na wala amul ak lu mu demee nga xam ne décision bu ñu mën di jël dañuy xam ne c'est une décision collégiale population bi waxtaan nañ si mais Sénégal gouvernement bi xar kanamam bu ko ubbi si wàllu peine de mort te man dama jàpp ne loolu dafa injuste sur un pays pour un pays démocratique. débat scientifique ku si nekk joxe xalaatam ñëpp dugal si seen loxo ba peine de mort ñu xool yan anam nañ koy amalee wala déet si réew mi lu leer ba leer mooy état wu Sénégal dafa war a jël ay matukaayam. parce que li ñu gis mooy peine de mort état bi ubbi su kanamam boo waxee rek mu ne la non dootul ñëw parce que bëgguñu heurter benn société civile internationale wala convention internationale alors que dëkk bu nekk dafa am ay réalité état bi li mu war a def d'abord man pour man mooy ñu ubbi débat bi parce que tey koo si laaj si ñoom si gouvernement bi te bu si wax looy wax naan non peine de mort moom du solution alors que sénégalais yi ni comme ni ñuy wax justice dañ koy rendre pour peuple bi moo souverain wax ne justice am nii la bëggee ñu rendre ko bu amee ñoo xam ne si population bi dañoo gis ne ak rey yi dañoo war a restaurer peine de mort à défaut de restaurer ko dañ leen war a déglu ñu ubbi débat bi d'abord man loolu laa gis. jaajëfal ko Alaaji Malick Cissé ak Bara Sow si gëstu bi di kayituwaayu bés bi ñu daal leen xam rek ne jongante bi dox diggante Sénégal ak Namibie gaynde yee jiitagun te ñu ngi toll si fukkeelu simili jongante bi benn bit si dara bit ba Idrissa Gana Gueye moo ko dugal di jiital gaynde yi si ndam ni loolee jëm si waajtaay Coupe du monde 2022 di ab jongante boo xam ne ngeen daw topp ko léegi mu ngi ànd rek si iRadio ak Pape Malick Diaw ak Cheikh Diop xibaar di wéy ni si www.emedia.sn 19h45 benn jotaay xibaar ci kàllaamay nasar ngeen si ànd ak Alaaji Malick Cissé.